asalaamaaleykum mbokku téléspectateur info Rewmi ñu ngi leen di jaajëfal saa su nekk kon di ngeen teewloo suñu programme d'actualité tey nag ñu ànd ak ki nga xamante ni moom mooy Serigne Mbacké Ndiaye nekkoon ancien ministre ci gouvernement Abdoulaye Wade nekk tamit président mouvement convergence libérale et patriotique tey nag ñu fas yéene waxtaane lépp li nga xamante ni moo ñoñol actualité politique rawatina ak feebar bii di coronavirus nestur rek ñu dugg ak yéen ci biir bàyyi leen tamit ngeen wéyal suñuy waxtaan jëm ci mbir mi le Serigne Mbacké Ndiaye dañ lay bàyyi rek nga daal di nuyoog mbokku téléspectateur info Rewmi lay seetaan. waaw maa ngi leen di nuyu d'abord di leen gërëm ci déplacement bi ngeen def ñëw pour ñu waxtaanee jàpp naa lu jëm ci réew mi di nuyu sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan fu ñu nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew rawatina ñi nekk ci bitim réew di ñaan kàddu gu ñu fi génne yàlla nay njariñu askan wi ku fi dégg loolu la nekk nga jéggal ñu ko ndax suñu yéene mooy saa suñuy wax njariñ waaye nag njariñ wax ko ci dëgg mais dëgg gi dañ koy boole ak sutura donc loolu daal moo di kàddu yi nga xam ne moom lañ bëggoon a ubbee waxtaan wi. monsieur Ndiaye tey nga nekk ku xamante ni ku am mandarga nga ci li nga xamante ni moom mooy politique gu Sénégal ba jamono ji ñu toll nii askan wi di samp laaj jëmale ki nga xamante ni moom mooy Serigne Mbacké Ndiaye ndax opposition la fare wala fii ci gouvernement bi tamit la fare ñu bëggoon nga indi ñu ay leeral ci mbir mi la. waaw xam nga mandarga moom ci biir politique bi Sénégal man maay Messi loolu moom doolu kenn du yorante ku ma fi jàngalul doo ma jàngal loolu moom modestie à part maintenant fan lay féete loolu it defe naa ne xëy na yow yaa koy laaj waaye Sénégalais yi duñ ko laajte parce que man samay position lu ñu naan man ak du man rek du man waaw lu ma doon lu nekk moom day leer mu fës te dama ci dem ba jeex ndax ku nekk xam na ni 2012 bi nga xamee ni yàlla dogal na ñun ñu ñàkk pouvoir bi ànd ak suñu bàyyi Abdoulaye Wade yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér gu yaram te mu leer ma ni dootul doon candidat jàppoon naa ne li fi des mooy fexe ba li ma sama góor ga doon wax rek pouvoir bi ñu yoroon mu génn ci benn néeg dugg ci beneen néeg mu bañ a génn kër gi bañ a génn kër gi mooy nekk ci biir pouvoir libéral ba léegi ma di ci dox depuis 2012 di ci wax ba ma ci doon doxe di ci wax nag metti woon na jafe woon na ndax booba néeg yu nekk danañ lu ko ci dëkkal waaye defe naa ne ña ma doon tabug ndëmm di ma dugal ci yeneen néeg tey ñoo ma gën a jege ci biir ne ñoo ma ci gën a xejj kon 2012 ak léegi yoon wi ma jaar wàccu ma ko mooy jàpp ni famille libérale bi li ko Abdoulaye waxee woon ni war nañ mën a garder pouvoir bi pendant 50 ans Abdoulaye Wade nekk fi yore ko pendant 12 ans Macky Sall war na fi mën a nekk yore ko bu fa génnee it keneen ko mu dafa bokk ci famille libérale bi continuer di incarner pouvoir boobu loolu ci laay dox ba saa suñu jonni tey te it rëccuwuma ko ndax lépp lu taxoon ma di ko dox rek di ko ci dox di ko ci wax gis naa ko ci. boobaak léegi nga jàppale ki nga xamante ni moom mooy njiitu réew mi di son excellence monsieur Macky Sall depuis 2017 xëy na élection yi sax depuis 2012 parce que ñu ngi waroon a amal élection yi 2017 ñu mujj ko pousse ba 7 ans mu nekkoon 2019 boobaak léegi gis ñu sëñ Mbacké Ndiaye am na ci ndombal tànk ndax li nga doon wutu ci mbir moom am nga ko wala amoo. ba may dugg ci politique di bokk PDS en 1975 xalaatu ma woon dinaa yor comité ci biir parti bi. ay ngëm-ngëm ak bëgg-bëgg moo ma ci dugal ma nekk tout tànk tey defe naa ne bu ñu doon seet ñi nga xam ñu jëkk ci PDS tey te nekk ci PDS amatu ci boo ci génnee ku mel ni Abdoulaye Faye keneen koo ci jël rek daf ma caa fekk booba dugg ñu ci parce que conviction dafay am xam nga léegi la nit di dugg xëy na ci politique di calculer lan laa ci war a mën a am mais ñun suñu école politique du woon loolu école politique boobu ma bokk nag moom lay jéem a sauvegarder ba léegi. ñaareel ba olof yi dañuy wax ne ku war ñey ba wàcc loo warati du la saf wax naa ko président Macky Sall nee naa ko mënoo ma jox ndombok tànk gu ëpp li ma Abdoulaye di joxoon cër mënul weesu toog taabalu conseil des ministres kuy kilifa ci àddina bi amante naa ak yow xamante naa ak yow jokkoon na yow jëflante naa ak yow kon li ma dese tey jàpp naa ni mooy continuer ni ma ko waxee léegi rek jàppale pouvoir libéral boobu. jàppale réew mi jàppale ndaw ñi nga xam nag ñi ngi ci parti yëpp ñu ngi ci biir PDS ñu ngi ci biir réew mi ñu ngi ci biir APR ak yeneen parti parce que souvent bu ngeen may jàng ci yi may bind di ngeen gis même ci samay mbind may tudd ku mel ni Moussa Diakhaté un jeune bu nekk ak bokk gis-gis du tudd docteur Sanako bu nekk ak man ci biir CLP du tudd ku mel ni docteur Malick Diop du tudd ñu mel ni ay Malick Gakou du tudd ku mel ni ay Idriss Seck parce que suñu ay rakk lañu yoo nga xam ne jàpp naa ne lu nit di def ci réew mi war nañ ko mën a def donc tey sama bëgg-bëgg sama yëg-yëg du lan laa war a mën a amee man ci pouvoir
xëy na su ma jàkkaarloo yow samay at doo su ma la waxee doo yaakaar ne moom laa am mais samay doom bu ñu la magoo leen samay doom directeur de société la ñu samay doom ak leneen macha allah yal na yàlla lafal cat kon tey du ni damay ànd ak Macky Sall pour bëgg mu jox ma pouvoir déedéet xam nga li tax ma ànd ak moom mii ma koy wan mooy 2004 Abdoulaye Wade dafa wax ni xaal bu ne ñam naa ko waaye bu safee ni suukar musuma ko ñam di wax ci Macky Sall ni enfin avec Macky mes chantiers sortent de terre nga gis aussi chantier boo gisoon Abdoulaye Wade génne ko décret ba boo gisee ka ko signé mooy Abdoulaye Wade ka ko contresigné woon mooy Macky Sall donc yoon wa mu àndoon ak Abdoulaye Wade ñu tàmbali ko ba mu nekkee premier ministre mu continuer ci yoon woo ba suñu jonni tey loolu moo waral autoroute à péage demoon Diamniadio tey mu jur Ila Touba ak yeneen yoo xam mën naa la ko limal lu ci nekk loo xam ne ca boo seetee ca cosaanu xalaat ba mu àndi ak Abdoulaye Wade la woon mu indi leneen loo nga xam daf ko ci teg lu weesu sax njort li nga xam amoon nañ ko ci ñaareel ba xalaat bu ma am jàpp ni lu war a jëmi réew mi kanam la ma jokkoo ak moom wax ko su ma ko waxee it mu déglu ma wax man lu ma ko xam ma def ko mais dina déglu au moins parce que kilifa day jël fii segg ko seet la ca gën mu def ko mais mu leer ma ni su ma amee samay xalaat wax ko mu déglu ma fu ñu tase ci mbooloo mu xam ni kii mooy diw nangam ak ndàngam ji moo war a tax ñu ànd donc je pense que loolu mooy li nga xam ni moo tax ñu ànd yeneen yi ki des yëpp nag dogalu borom bi la parce que gis nga boo gisee man may noppalu ci politique dama koy teg ci diine ak jamono parce que yàlla mooy wax ni du ma soppi seen jamono ji tànk du yéen a ko bëgg a soppil seen bopp kon dañu am devoir dañu am waru garu xeex bëri li ñu bëgg ñun lii la ñu bëgg bu élection amee tey man yow laa àndal bu ñëw xeex ak yow la man ni candidat laa mais bu ñu demee nag ba décision tombé peuple bi mooy décidé jaarale ko ci démocratie mais nag yàlla mooy kiy dogal loolu tax mën la diine ak jamono saa bu élection amee ba élection ya jeex parce que wóor na ma man ni 1993 ba fii ñu toog di wax kenn mënu wuruj ay élection au Sénégal c'est pas possible comme leer na ma ni man kenn mënu sax ci élection au Sénégal élection bu am soit damay dem doon candidat wala ma am candidat su peuple bi décidé parce que dogalu borom bi mooy moom lay jaarale ci peuple sénégalais bi mu décidé ni kii la mu décidé dama ci tënku di ko jàppale ka fa nekk ndax jàppale ko mooy jàppale réew mi ba saa bu élection amatee ma jël position bi ma neex donc encore une fois vraiment dama am satisfaction bu baax ci sama diggante ak président Macky Sall amuma lenn loo xam moom la ci regretté rawatina comme ni ma ko waxee léegi bi ma dugg ci politique xalaatu woon ci am benn ndomb tànk waxuma la dem bi nekk ministre de la République. sa mouvement bi di convergence ñu gis ndaw yi ci xamante ni bootu nañ ci ndax jotul kon ñu fësal dëggal seen bopp def parti politique ngir mën a samp seen ndënd ñoom tamit bokk ci élection yi di ñëw. non du mouvement parti politique la quoi convergence libérale et patriote parti politique la déedéet parti politique depuis avant élection yële passé ensuite ñu créé beneen mouvement nag boo nga xam ni ay parti yu bëri ñoo ko bokk ak i kàngam ñu tuddee ko rappel rassemblement pour la pérennisation du libéralisme ndaw ñooñu ma àndal ci biir parti bi nga xam ne mooy CLP wax naa la léegi ku mel ni léegi le docteur Sanokho ñoom xam nañu ni li wolof naan bu ñay di xàll ma bal doom jaawaay moom taxul xam nañ sama yëngatu ci wàllu politique ñoom ñoo tax ma di ko def parce que bu doon man sama jëm bopp rek soxlawuma parti politique pour évoluer yàlla suturaal na ma ba fu ma bëgg a évoluer ak du ma ko bëgg a defee yàlla suturaal mën naa ko def sans pour autant ma am parti politique mais ñoom moom parti bi tey man moom ma ko ensuite parti bi dafa lay permettre nga mën a am say position di ko afficher di ko joxe ñu di ko xam parce que bu ñuy wax tey bu ministère de l'intérieur di woote ay parti politique lay woo buy convoqué ay parti politique lay convoqué donc loolu mooy li nga xam mooy njariñu parti bi donc parti bi mu ngi yëngatu bien que nag jamono yi ñu toll ñëpp xam nañ ne farata ji du yëngu wàllu politique mais farata ji mooy taxawu askan wi ci jafe-jafe yi nga xam moom la ñu nekkee. ci jafe-jafe yi askan woowu ci la ñuy wéyandi suñu laaj ak jàngoro ji nga xamante ni moom mooy coronavirus ñu defee ko Covid 19 jamono ji weesu fan yi néew rek génn nga def li nga xamante ni moom mooy jàngat ci mbir mi le ba joxe benn lim bu tolloon ci 920 000 ay doomu aadama yi nga xamante ni dañoo war a ñàkk seen bakkan ci feebar bii di coronavirus askan wi mel ni fi mu toll nii dañoo ne ci tâtonnement gëmuñu ne loolu mën na nekk ana sëñ Mbacké Ndiaye lan moo tax mu wax mbir mi la ak fan la ko teg.
waaw xanaa ku ko jàngul mooy laaj fan la ko teg ndax man dama génn bind benn bataaxal wax ni yàlla def mu am benn doomu aadama bu ne ci réew mi du ay maaman du ay sëriñu tariix ndax c'est un gendarme à la retraite 2010 la yàlla def menn mbër moo ma ko indil ma nekk palais mu ñëw ni ma est-ce que xam nga Abdoulaye mi day daanu te Macky Sall koy remplacer waaw 2010 laa la wax kon booba ñu ngi nekk ci digg pouvoir bi mu am lu ñu jëflante man ak moom ci loolu mu dem doon si ne damay confirmer li ma la waxoon war na day daanu li ma la wax ne Abdoulaye xam na ko mu wax ma di ma diw mii day dugg kaso xëy na problème moom mooy naka la ñu def su fa duggee mu bañ fi yàgg ak su fa génnee mu bañ a fay ma jàpp ko yóbbu ko ci kooku toog moom mu ne ko kenn mun la tere dugg kaso ku la ne dalay liggéeyal pour nga bañ a dugg kaso dalay nax day lekk sa xaalis ma toog ba bis damay joxe rek quelques exemples parce que bëri na 2010 ak léegi li fi jaar bëri na ma toog ba bis mu yónnee ma message yi ngi suma téléphone ni ma je sais que ku bëgg sport nga waaye na nga moytu mbooloo parce que gis naa bousculade maanaam boo xante buy am ay bakkan rotti ñu toog ci ñeenti fan mu doon finaalu Wakam ak Mbuur juróom-ñetti nit faatu ci mu ni ma gis naa ak jigéen yu dee ci ndox une semaine lañ ci teg mu am le drame de Bettenty ak yeneen de nga xam mën naa ko bu ma ko duñ lim du jeex kooku su ma toogee ba jëmmi jamono mu ni ma gis naa musiba mu wàcc Sénégal li ma lay wax ni war na am 2 ans ou 3 di nga gis ay lakk yu bari ay rey nit dina bari ay agression dina bari ak yeneen ma profité ci antenne Aïssatou Diop Fall face to face ma wax ci lu mel noonu mu dellu si waat yónnee ma message mat na une semaine wala jege na ko wax ma ni mu gisee woon mbas bi parce que yàgg na ma wax mais mbas bi day am ni ma dëgg la nañu topp li nga xam ne moom la kër docteur digle mais nañu sangu chaque jour na nga sangu raxas say loxo ak say tànk ak saabu raxas ko jonj ko bu baax a baax ba ku ko def yàlla musal la ci loola waxoon naa ko ci émission Aïssatou Diop Fall bi donc mu ni ma mbindeef mënu la fexe ba 920 000 personnes duñ ci faatu ci àddina bi waxuñ ci Sénégal ci àddina bi mais information bi bu la ko nit joxee wax la ne li ciy musal nit mooy saa bu xëyee sangu jonj say loxo ak say tànk ak saabu bu baax a baax jàpp naa ne waroo ko denc ndax njariñu askan wi la ma génn joxe ko ku gëm xayrun ku gëmul xayrun mais jàpp naa ne man lii sama devoir def naa ko donc du sama gis-gis man du ma buxaa ba su ma tëddee nelaw bu ñu ma yeewul du ma yeewu donc du ma gént sax mais yàlla moo lay boole nit ñoo ko xam ne parce que yàlla bi nit ci yamalewu leen donc kooku bari na loo nga xam ni su ma ko waxee dama ci teg sama bët donc su ma waxee lenn jàpp naa ni sama devoir mooy ma eggale ko ci askan wi te loolu laa def. jamono ji askan wi di ko tarone gëmuñu sax ndax feebar bi am na ndax gis nañ ne jamono ji ñu toll nii ñenn ñi nga xamante ni ñoo fare ci wàllum Touba ak rawatina safar si nekk ci Tivaouane jamono ji ñuy wax ak yow nii gis nañ ne ñu ngi génn di taal ay pneu di baare ay tali ba jàmmarloo ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy takk der yi ana loo gisee mbir mi. jéem a génn di jàmmarloo ak ay policiers ak gendarme je pense que du sa xel. man damay jaaxle parce que kaay moytu feebar kaay moytu dee nga ni soo ma neexalul du ma moytu dee mais kenn xamul ban façon réaction la ci doomu adama bërki démb comme li ngay wax ni sama benn xarit damay waxtaan maa ngi ko nuyu muy benn mécanicien mu ni fii mun naa ma man de damaa gisagul virus bi gisaguma corona man ko yow est-ce que mës ngaa gis sida mun ma déedéet man ko est-ce que sida amul mun ma am na c'est la même chose donc génn naan da ngay jàmmarloo ak ay alkaati ak ay gendarme ña leen koy sant sax ak ku mu mënti doon bu la ko santee war nga xam ni kii bëggalu la sa njariñ parce que d'abord ñi lay tere ngeen ban intérêt la ñu am ci naan bu leen génne bu leen dem ci bedd ban intérêt la ci gouvernement am loolu responsabilité gouvernement mooy aar askanam boo nee damay génn pour liggéey bala nga ne naam ne fa boo génnee da ngay liggéey boo dee fu sa waa kër jëm boo génnee jël feebar bi ñëw wàll ko sa waa kër fu ngeen jëm maintenant dinaa comprendre nit ñi léeg-léeg soo toogee ba nekk ci yenn situation yu difficile maanaam bëgg loo lekk mu di la të bëgg a faj yenn soxla mu di la të te boo gisee Europe par exemple tey
ñu di la wax ni xeex ak xuloo ak reyante ci biir couple yi dafa gën a bari ndax da ngay xëy doo dem fenn da ngay tëju sa néeg yow ak sa soxna ba jant bi so ngeen di yendu di fanaan koo ci laal lu muy néew ak bari parce que loolu de psychologiquement dafay indi énervement ci doomu aadama loolu mën nañ ko comprendre mais du tere nit ñi wala delloo si seen xel xam ni le gouvernement li mu mën mi ngi koy def boo jëlee par exemple affaire dund bi ñuy wax di léeg-léeg ma dégg ko wax ni dund bi du woon priorité ma ne kon xamuloo li ngeen di wax parce que nit boo ko di toogal bul génn mais war nga ko dimbali ci loo nga xam ne war na ko mën a dundee te loolu xëy na am na ci yoo nga xam nag war nañ ko mën a rectifier ci ni nga xam ne noonu la ñuy joxe dund bi par exemple ndax jàpp naa ni léeg-léeg ma dégg nit ku ne dañ ko war na def xaalis joxe ko nañ ko jaarale ci Orange Money wala Wari ma ne boo ko defee def erreur man damay jël sama exemple bopp dama am sama njaboot gu nekk ci yéen par exemple su ma jëlee xombal sama famille yi fa nekk au moins juróom-benn famille am naa ko yu nekk xombal diggante mag jarbaat ainsi de suite su ma jëlee weer wu dee kenn ku ci nekk ma yónnee la xaalis bu amee ñaari fan nga wuti dépense nga lijjanti ji dépense parce que ñun doomu aadama moo mel noonu tey boo jëloon 50 000 francs jox ma ko léegi fay naa ci bor réglé ci lële jënd ci crédit téléphone jënd ci leneen ak leneen damay def chaque fin du mois ma woo benn commerçant boo nga xam ne xamante ne ma moom ni ko calculer nang mun ma ñaata la mu ni ma nangam la ma yónnee ko mu jël ceeb ak suukar di ku nekk mu yóbbu la sa ravitaillement tey ñi nga xam ñoom la gouvernement bi di yónnee bu leen ko yónneewuloon xaalis bi bu leen ko joxee balay moom ñaari fan borom kër bi lekk ko la preuve gis nga ni ñun suñu mbokk kaw gi ku ci bay même bu nawet bi baaxee la ngay jëkk def mooy takkib seet boo fa demee doo fa fekk dara lu ñu dundee maintenant ci ni ñuy joxee ceeb bi jàpp naa ne am na lu ñu ci waroon mën a changer par exemple bu ñu nee département Ziguinchor admettons na bay joxe exemple war nañu am téeméeri tonne ceeb au lieu ñu jël téeméeri tonne ceeb di ko digal ci oto de garang-garang moom wuti Ziguinchor nañu jël préfet ba nekk département de Ziguinchor ak comité ba koy jàppale ñu yónnee leen njëgu téeméeri tonne ceeb ñu jënd ko sur place d'abord dinañ gagner temps parce que doo ko transporter dinañ gagner xaalis parce que doo fay transport dinañu dundal économie ba ci biir dëkk bi parce que foofa nga koy jënde loolu laa jàpp ne ay réaménagement war nañ ko mën a indi ci mbir mi mais joxe bi jaadu na ñi nga xam ne aussi bëgg a liggéey day tax parce que ku bëgg a liggéey tax nga génn naan da ngay xeex ak force de l'ordre kaso ba nga jëm wala hôpital nga jëm te du la tax a liggéey donc ñiy jaay ngóora di jaay njàmbarte di wane ne ñoom vraiment ay dirigeant la ñu gis nga dirigeant bu mat kenn du ko xàmmee ci xeex ak xuloo damay déglu benn woyu Cheikh bu Diop muy wax ni saaga xaj baw la nga baw ko ana ndam suñu sang bu tedd bi sëñ Muntaxa Basiru yàlla na fi yàgg di wax ni boo dee taalibe nit doxale ginnaaw dóor la ngay gestu pour xam ku la dóor sag taalibe des na continuer dem sa yoon donc kilifa ñi ngi koy xamee ci jamono yu metti nga war a mën a jël yenn décision jàkkaarloog ñi la fal wan leen ni leen lii ngeen bëgg kat du noonu c'est ça un dirigeant mais dirigeant nekkul ni bu ñu la defee pression rek nga génn ci mbedd mi wane ni man jàmbaar la loolu du dirigeant donc dama leen di lancer un appel ñu delloo si seen xel xam ne nag ak lu mu metti force restera à la loi kilifa nag mën na maslaa de mais am na bu fa egg dëgg lay teg yoon lay teg doole lay teg bu ko laajee parce que état mooy loolu soo bëggee jiite état di nga mën a neexle di nga mën a naxante mais bu xeex jeetee di nga xeex bu duma jotee di nga duma bu tëj jotee di nga tëj loolu mooy état lenn lu mu ci manqué rek matoo kilifa. bu ñenn ñi di jàmmarloo ak takk der yi ña ca des moom ñu ngay jàmmarloo ak askan wi muy ñi nga xamante ni moom mooy jàngalekat yi gis nañ ni leen di stigmatiser ginnaaw bi nga xamante ni dañ leen a jële fii ci Ndakaaru yóbbu leen ci seen dëkk yi ñuy jàngee bu ñëwee askan wi nañ leen di terroo mooy dañ leen di yuuxu dinañ leen quarantaine ndaxte doomu jàngoro ji ba jamono jooju état bu Sénégal defoon lu toll ko 1000 tests fi mu toll nii jàpp nañ ne 100 tests rek ñoom ñoo nekk ñu xamante ni saytu leen seen wér-gu-yaram maanaam dépistage 900 yi lu ci bari lu xamante ni amuñu doomu jàngoro ji wéy ak ñoom ba jamono ji toll nii fee nga xamante ni moom mooy Ziguinchor ñu nemmeeku ko fa ay cas yoo xamante ni ay cas communautaire lañ jàngalekat yi am ko fa ba jamono ji ñu dakkal li nga xamante ni moom mooy réouverture des classes yi nga xamante ni tey waroon na ko am en tant que parent d'élève ana ban gis-gis nga am ci mbir mi. waaw gis-gis bi mooy gémmiñ moom bu waxul dëgg wax leneen te leneen la yàlla nañu ci yàlla musal mooy ni ñu ko doxalee ay njuumte daf ci am ci wàllu gouvernement. ndax décision bi président jël ne nañu ubbiwaat classe yi décision mënu ko gën a rafet lu jaadu la parce que il faut ñu jéem a seet naka lañ mën a def pour sauver année scolaire bi mais kilifa bu jëlee décision joxe ko ña topp ca moom war ko appliquer ñoo war a matal lépp
ba nga xam ne mbir mi dina jaar ci yoon mais boo ko seetee manifestement responsabilité dama ko à haute ou intelligible voix responsabilité ministère de l'éducation nationale dafa engagé wu pleinement dans cette affaire benn président nee na nañu ubbi ginnaaw boo waxtaanee ak ñi ma xam ñoom la ci war a waxtaana parce que il faut ñu xam aussi ni un président décision bu muy jël ma ngi koy jël ginnaaw bu jotee information conseil suggestion yi nga xam mi ngi jóge ci ay collaborateurs mais ci affaire bii collaborateur numéro 1 mooy le ministre de l'éducation nationale bu président ne nañu ubbi muy ni mi ngi jël ay matukaayam xëy na am na yu mu jël du ma ko contester mais dafa am yu ci des yoo nga xam ni lu fondamental la maanaam lu ëpp solo dañ ko jëlul ndax bu fekkee ne dañu ne 12000 ba 15000 enseignants ñoom la ñu war a déployer ñu dellu ci école yi ñu doon nekk benn bi ci jëkk mooy waroon nañu dépister maanaam seet 12000 à 15000 enseignants yooyu yëpp kenn ku ci nekk ndax jàngoro bi mi ngi ci sa yaram wala déet suñ ko defoon du ñu dem ba egg ñuy soog daan am nañu feebar bi bien que c'est vrai nit mën nga ko bañ a am tey ëllëg nga am ko loolu mën na nekk mais au moins au départ waroon nañ leen tester pour xam ndax am nañ feebar jàngoro bu leen responsable du ministère de l'éducation nationale la. deuxième responsabilité ku nekk jàkkaarloo ko ak ci télévision bi ñu leen di yóbbu conditions yi ngi leen doon yóbboo ñu dajaloo mel ni lu kenn mënut a wax ah nekk ci fii Liberté 5 fu ne kër jëkkante ñi yor seeni doom ñi yor seen leneen jaaduwul ci loolu aussi jàpp naa ni. responsabilité ministère de l'éducation nationale la parce que moom mooy ndey mooy bàyyu jàngalekat yi kon waroon nañ leen a organiser façon boo nga xam ne yomb na très franchement yomb na ñu ni par exemple altine 8 heures képp ku dee jëm Thiès demal terminus Liberté 5 10 heures ku jëm par exemple Ziguinchor demal Cap Manuel ku jëm fii ainsi de suite mais bu ñu bëggee joxe rendez-vous ñëpp ci benn place ñu daje fa benn nit rek bu fa amoon jàngoro ji mën na ko wàll jeneen donc oui responsabilité ministère dafa pour man en tout cas dafa engagé wu te lu mel nii su amee waruñu ko def li tubaab di wax perte et profit ñu wax ko rek mu jàll président war na ordonner une enquête ba dem ba mu jeex takk ñu xam ku ci nekk lan moo di sa responsabilité ku def lu baax ci mbir mi ñu sanctionner le positivement neexal la ku def safaan bu aussi ñu sanctionner négativement parce que réew mi ñu nekk du ay liggéeykat ñoo fi manqué du ay cadre ñoo fi manqué du ay kàngam ñoo fi manqué damay wax toujours ni famille boo dugg mën nga fa former gouvernement seetal yow sa biir famille ña fa jàng mën nga ci génne président ak i ministre ak premier ministre ak lépp ba mu jeex donc ku ñu jox responsabilité parce que loolu mooy responsabilité aussi c'est pas parce que jox nañ les responsabilités bu neexee ñu tàcc la bu naqaree ñu di ko nësal non su neexee effectivement dañ la war a encourager mais su naqaree également dañ la war a sanctionner donc dans cette affaire là am na cafouillage impardonnable boo nga xam ni jàpp naa ne war nañ ko mën a gëstu tiire ci ay leçons ba bu ëllëgee lu mel nii di am mais encore une fois jàngalekat yi def nañ seen devoir woo nañu leen bàyyi nañu seen lépp jël engagement xamoon ni sax jël nañ ay risques mais terewul ñu jël risques yooyu ñëw parce que xam nañu ni la ñuy def seen doom lañ koy defal seen bopp lañ koy defal dem nañu def nañ leen sant nañ li leen def li leen ci fekk na leen ci mais le ministre de l'éducation a assumé toutes ses responsabilités mais en tout cas li may jeexale foofu mooy saluer le courage du président day bind naa ko ci benn article léegi parce que xam nga kilifa day déglu askanam kilifa day am fitu bu nee nañ leen dem fii bu demee ba ci biir gis ni foofu parce que li tax muy wax nañ dem fii dafa am ñu ko wax bu ñu jugoon tey ne nañ leen dox dem jam ñaajo kii ni ko waaw président mën nañ dem parce que yoon wi leer na mën nañ dem parce que oto yi baax nañu mën nañ dem parce que def nañ lii def nañ li def bu déparé ba ci yoon wi gis ni oto ya baaxuñu yoon wi baaxul yoon wi leerul warul continuer di dugal ay troubam ci tooxi doonam donc loolu la président def am courage jël une décision xam ne décision bi kat du bi gën mu dellu siwaat ci décision boobu je pense que loolu c'est un courage bu ñu war a saluer mais ñi nga xam ne nag ñoo ko dugal ci bopp jël décision boobu ñooñu dañ leen war a sanctionner. ci génn waat décision ba niki suba ñuy xaarandi li nga xamante ni moom mooy réouverture dem beeg dikk bi ak yenn hôtel yeeg yenn restaurant yi ñu bàyyi la rek nga indi ñu ci jàngat ñu tëj émission bi. waaw bon loolu je pense que comme ni muy amee ci réew yëpp d'ailleurs xam nga affaire virus bi nga bàyyi ma dellu si ci loolu dafa bokk ci li tax Sénégal ñu xam ni leader la Sénégal ndax yéen a ngi fàttaliku ba feebar bi soog a génn Chine ñu naan nañ dem jëli étudiants yi fa nekk
Sénégal ne du ma jëli samay étudiants président ne du ma leen jëli étudiants yooya macha allah wér nañu d'ailleurs wéru non seulement dama sax wér nañu dara jotu leen maa ngi dégg d'ailleurs seen président bi temps yii léegi sant Amar muy tooñ naan ñun de bayit yi ngeen ñu doon yónnee moom laa war a dajale delloo leen ko parce que yéen a ñu ko gën a soxla fi mu nekk mais ci moment boobu réew yu bëri dañu dem jëli seeni doom te bañ leen jëlee confiné wuñ leen ay européens yu bëri yu nekkoon Chine jamono yooyu ak Amérique dañu daw génn réew mi avant ñu tëj mais ñooñu ñoo tasaare virus bi dans le monde. kon bu ñu defoon ni Sénégal defoon le monde entier bu ñu defoon ni Sénégal defoon kon virus bi du tasaaroo ci monde bi malheureusement defuñu ko maintenant egg nañ ci jamono boo nga xam ni je pense que autorités yi ñi ngi def lépp lu ñu mën mais li ki des mooy population bi gën a jàpp ci xeex bi gën a xam ne mbir mi mbiru ñëpp la effectivement petit à petit ñu mën a ubbiwaat peut-être restaurant yi ubbi yeneen ak yeneen mais jël mesures yi nga xam ne bu ñu ko boolee xëy na yàlla mën nañu ci musal mais bu fekkee ni defuñu ko lu mu métti tey yenn dëkk yu mel ni Abidjan nañu def Sénégal day mujj def noonu mooy confiné tëj ñëpp kenn du génn te boobaa du njariñu kenn je pense que genn wàllu musiba moo gën musiba donc nañu jéem a dolli courage gën a muñ gën a góorgóorlu gën a jàpp ci xeex bi dañuy wax ne booy génn takkal mars takkal booy ñëwee raxasul solal say kéel sa nu mu tuddati ay gel ainsi de suite je pense que bu ko ñëw fi defee yàlla mën nañu ci génne mais léeg-léeg da ngay dox ci mbedd bi da ngay yéemu da ngay gis ñi lëngoo fii ñi nga toog di naan café ñi ngi naan ataay ñi ngi football ñi ngi ci plage yi mel ni dara xewul te loolu nag bu amee ci réew je pense que kenn nag war na mën a delloo sa xelam te yaakaar naa ne bu ñu ko defee yàlla mën nañu sutural. fàttali rek ne Serigne Mbacké Ndiaye lañ àndaloon nekk ancien ministre nekk aussi tamit président mouvement bi di convergence libérale et patriotique ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ko askan bi. waaw mooy li ma waxoon ci njëlbéen rek rafetlu liggéey bi ngeen def parce que yombul mais dafa nekk lu am solo ci réew xam nga communication mooy lépp boo amee communication sa lépp mën na jàll soo amul communication sa dara du dox donc vraiment damay rafetlu liggéey bi ngeen def te muy liggéey bu metti parce que wax dafa metti tey boo doon daaj bant par exemple bu pont ba mooyee da nga koy jubbanti du wàññi dara mais wax bu génnee ci sa làmmiñ dem ci àddina bi te en général dañuy wax ne en communication entre li ngay xalaat bëgg koo wax ni nga koy waxee ak ka nga koy wax na mu koy déggee na mu koy nettalee ak ñam koy nettale nañ koy déggee toujours day am différence donc wax dafa nekk loo nga xam ni lu métti la kon maa ngi leen di encouragé di ñaan yàlla ni ma ko waxee léegi rek kàddu gu ñu génnee yàlla nay njariñu askan wi ku fi dégg loo neexul nga jégal ñu ko